Jamoji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jamoji info point net. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nuyu nañ leen beneen yoon ci plateau bu am solo bi nga xam ne seen plateau noo ko jàngatee fii ci studio Jamoji info studio 2 studio Amadou Ba ñu fas yéene rek amal ci li nga xamante rek jotaay boo xamante ni des ci waxtaanee li nga xamante ni ci wàllum actualité ci wàllum jamono li nga xam ne rek soxal na ci réew mi tey nag ñu dalal fii ki nga xamante ni tey duñu wet ci plateau bi tey suñu invité tey ki ñu am rek mooy monsieur Djibi Diop nekk ci bokk rek ci FPRS ànd liggéey Front pour la République du Sénégal yaakaar naa dootuñu ko présenté ndax yàgg nañ ko gis ci plateau yi différents plateaux yi nga xam ne fii ci diwaanu réewum Sénégal mu taxaw di ki indi ay njariñ yu am solo monsieur Djibi salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi lay nuyu di nuyu bépp internet buy suivre Jamoji info di nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi di jaale sunu kilifa diine yi fi jóge muy kilifa diine yi fi jóge muy Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak xalif bu Ceneba ak tamit xalifa bu sëñ Mansour Sall bu sëñ Abbas Sall ak tamit di jaale képp koo xam ne rek génn àdduna rawatina ak ñi fi mbënd mi ñi fi mbas mi jëlee ak tamit di massaw ñu nekk si mbënd mi. macha allah muy lu am solo monsieur Djibi Diop FPRS ànd liggéey Front pour la République du Sénégal tey xam naa ni nag waxaat du bari wax waaye à travers tey ci plateau bi amaana xëy na tey ñu bëree bëri si lañ lay soog a ràññee. naam yaa ngi liggéey bu am solo ci média bi. ci réew mi tey bu ñuy dellusiwaat tuuti FPRS ànd liggéey ci boppam ak Front pour la République du Sénégal tey lan moo war a leen mel. waaw parce que dañuy gis xam nga FPRS ànd liggéey muy Front pour la République du Sénégal parti politique la légalement constitué parti politique la boo xam ne nag day évoluer ci wàllum politique ngir njariñu askan wi parti la boo xam ne nag bu yàgg participer ci ay élections rawatina élections yi di ñëw bëgg nañ ci dem am ci ay mbër ak une grande coalition surtout nag ñu ngi souhaiter pour la grande coalition de l'opposition pour faire face à Benno Bokk Yaakaar bu fi nekk pour gagner le maximum de collectivités pour mën leen a imposer suñu réalité ak imposer leen ñu mën a organiser ay élections législatives yu war a ñëw. d'accord kon mu mel ni kon yéen ñu bokk ci coalition. waaw bi ñuy wax ak yéen. waaw ñu ngi ci pour parler yu dëgër. pour mën a taxawal une grande coalition de l'opposition. waaw d'accord mu mel ni loolu leer na kon bu ñu waxee très rapidement foofu rek dañuy dugg directement ci li nga xam ni moom la ñuy dëgmal te yaakaar naa ni ñu ci bare dama xamul ne dañoo xamul sens bi wala dañoo xamul solo bi. muy élection locale yi nga xamante ni la majeure partie bu leen ko laajee. duñu xam lan mooy élection locale njëriñam parce que bu ñu waxee élection li ñu mën a jàpp rek mooy élection présidentielle. njiitum réew mi nga xamante rek nit ñi ku ci nekk nga koy xëccoo. ñoom loolu la seen xel di dem léegi ñu ñam tuuti rek. très rapidement ci élection locale lan mooy élection locale. waaw élection locale dafa nekk élection bokk na ci élection yi ëpp solo rawatina ak si doxalinu réew ndax moom mooy base bi mooy commencement bi si suuf parce que tey ji boo xoolee Sénégal dañ ko xar ay pàcc. muy mu nekk ay collectivités territoriales ñu toll si 557 collectivités territoriales ak tamit ay départements nag mu war a nekk ay ndawal yoo xam ne. seeni gox ñoo leen war a fal pour ñu yor pendant juróomi at ni ñu war a doxalee seeni gox yooyu ci wàllu ñu jox leen ay compétences yoo xam ne dafay jóge ci kaw wàcc ci suuf bu njëkk 9 compétences transférées la waaye léegi 18 compétences la ñu nekk ay communes de plein exercice mu nekk communes yoo xam ne dañu war a am doole ci wàllum économie ci wàllum social ci wàllum environnement ndax maire bi nekk ci gox bi moom mooy traduire politique gu gox boobu pour mën ko méngaleeg jamono comme ni ko européens yi am boo xoolee boo demee ci dëkk européens yi dañuy am état bi dafa jël alal ju bari def ko ci collectivités yi ba collectivités yi dëkk boo dem rek lépp loo fay soxla ci infrastructure rek dañ koy mën a def mais fii sens contraire bi la boo xool budget bi lu ci baree bare état bee ko def mais ci acte 3 de la décentralisation bi ñu wax liñ ci indi ci ay ponk ak ay articles dafa may collectivités yi ñu mënal seen bopp mën a demal seen bopp mais toujours nag ñi niy fal parce que xam population bi day mel ni ñoom ñoo fal seen bopp moo tax population bi duñu gis seen bopp ci dara duñu xam sax la mooy mairie te xamuñu ni yëg-yëg ak yëngu-yëngu yi avant ñuy wax présidence de la république wala ñuy wax ministre seen maire yooyu dañu war a adressé wu
si seeni besoins de sociaux comme ci éducation jàngale bi comme ci domaine d'assainissement comme tey jii nga dem ci domaine environnemental yooyu yëpp ay préoccupations la yu tenir en compte même si santé bi ci collectivité territoriale pour mu mën leen ko yoral ba seeni li dëkkuwaay yi nu mu war a mel yooyu yëpp dafa bokk ci ay compétences yoo xam ne dañ ko transférer collectivité territoriale yi. d'accord monsieur Djibi Diop mu mel ni foofu ngay daanale itam. ba léegi ci point boobu mën nañ ci taxawoon ni en tant que yéen opposition bi ci boppam tey. tey jaamarloo bi nga xam te yéen a ngi koy jaamarloo ak nguur gi fi nekk tey. ci élection locale yi tey ban fan la leen mën a yóbbu ëllëg bu fekkee ni tey li ngeen bëgg am ngeen ko. waaw bu ñu ko amee dina mën a permettre ñu mën a imposer. ki fi nekk di jiite réew mi ñi fi nekk di jiite réew mi pour ñu mën a organiser des élections législatives te li ngay jëlee ci élection des collectivités territoriales moom moo lay mën a permettre dina la jox benn vue ak benn étude bu lay mën a permettre nga mën a gagner nekk majorité à l'Assemblée nationale pour mën ko imposer benn cohabitation te dina mën a permettre tamit li ñuy bañ muy troisième mandat bi bu fekkee ne am nañ ndam fii amaat ndam fee dina mën a permettre que troisième mandat boobu du mën a jàll. du mën a jàll loolu tamit nekk na enjeu bu am solo moo tax population yi bu ñu bëggee xeex. mais troisième mandat bi fii lay dooree. mais président Macky moom ba léegi taxul moom waxul dem ngeen bëgg a wax ni yéen a seen xel a ngi dem foofu yéen tout le temps. waaw xam nga koo xam ne lu mu la wax mu deñ rawatina fii la waxoon ne day def 5 ans fan la mujjee ji damay demander l'avis du conseil constitutionnel te ñëpp xam nañu conseil constitutionnel. souvent booy dem ci affaire avis bi muy joxe mooy avis favorable au président de la république parce que ni ñu tënkee conseil constitutionnel. loolu am na ci droit wala am ci droit. non damay wax ni xam nga kaddu ak droit bokkul parce que bu fekkee dañ jëm ci ay droit rek ku nekk dafa interprétation yi dafa bari. te ni ñu tënkee loi yi dafa dem ba indi ay jeexi jaaxa. ku nekk sa gis-gis bi ngay gisee. mais kaddu nit da ko war a fonk parce que gis na bi fi waxee ne juróomi at wër fépp ci àdduna wax ko mujjee ji fan la mujjee ji juróom-ñaari at muy kaddu gu teggee ko te yooyu nag dañ ko war a xeex ci réew mi. te moom moo fi waxoon ne bii mooy ñaareelu mandaam jeex na day dem boo wax ni def naa fi référendum en 2016 wax lu bari indi ay article taxoon mandat bee taxoon sax mu yokk ci yeneen point 14 points mu doon 15 points. kon donc mais yéen opposition su ma leen dégg dafa mel ne dañ leen ku moom xar bi rek ngeen bàyyi boom bi la moment bi ndax stratégie am loolu la yéen même boobu ba léegi foofu ngeen jàpp ne dafa la viser. non c'est-à-dire que doxalin nit ki boo fekkee ne lépp lu ngeen mës a wax rek dañ na. lépp lu ngeen séq rek bu indi leneen bu la waxee dara pour nga gëm ko day jafe kon te tamit ku dem ba sa kaddu rëcc la pour nga mën a jàppal say kaddu nit ñi dégg la surtout nag ñi nekk ni ñii ñoom seen i wax moom jarul la dóor sa doom. d'accord kon su may dégg daal seen xel dal. non du dal parce que d'abord mënul dal parce que fi mu visé la. fi mu visé la parce que d'abord un président de la République bu wóoroon bilan xam ne am na lu mu fi def comme les Européens mais les Européens ñoom bu ñu defee premier mandat sax bu jàll duñ bokk. le cas du président Hollande daf na benn mandat mu xam ne il ne jeexi jaaxa daf ne du ma présenté wu. ok mais yow su may wax rek bilan tey bu ñuy wax bilan tey actuellement yow tey ak lu mu dee ak yow li nga xamante ne xëy na amaana ci opposition nga nekk war nga ko mën a nangul nii quelque soit alpha am na lu mu fi def. non kenn du wax ne def fi dara waaye li mu yàq ëpp. li mu yàq waaw parce que d'abord fi ñu ko doon xaaree ci économie tey ji boo xoolee économie dafa nërmeelu boo xoolee tey jii sur tous les plans ñoom def nañ plan yu nekk jóge nañ ci yoonu yokkute tëb SNDS ñëw ci plan Sénégal émergent ba tey mu ñu décoller mais ils ont des problèmes même ci interprétation des chiffres sur les taux de croissance dem nañ toujours sax dañ dem ba wékk ni crise bi am ci monde bi muy mbas bi moo indi ñoom seen crise au contraire que au départ sinon yi lu mu mës a wane ci ñoom mooy ñii fi ñu jëm baaxul. mais loolu war nga ci mën a bu fekkul sax bi ñu ne à 99% war nga mën a sax d'accord ni mbas mi bokk na ci. non xam naa wax ni dina mën a permettre aux pays africains ñu mën a am élan de départ pour dem pour mën a corriger seeni def ay corrections ci ay retard yu ñu am pour mën a def parce que Europe li mu touché Europe touché les Amériques touché même les Asiatiques touché wu ko africains yi noonu et troisièmement que boo xool besoin yëpp ay matières premières ak yenn matières yi ñuy soxla yëpp fii la ñu koy wut ci Afrique. et deuxièmement que moo mën a permettre à l'Afrique mu am échange ak transfert de technologie nga xam ne dina mën a imposer seen réalité ba li manqué woon Afrique européen dina ko mën a dem parce que dem nañ ba jaaxle ñoom dañuy obligé wékku ci Afrique toujours Europe yu bari fii ma ne nag mbas mi dina mën a permettre à l'Afrique ñu mën ci jëlaat beneen élan de développement mais ba léegi ñoom sax ñoom ñi gën a lakkale gën a mbas mi gën leen jekku ñoom sax ñooy wël di ñu wax nu ñuy jàppale ci mbas mi xam nga c'est inadmissible koo xam ne à 100% touché wu ko ñoom ñu mu la touché ko ka mu touché
dem bay di la génneel yéen ay plan de crise mooy wan ni ko kon d'abord ñu nu jiite sooxe nañ ci xam-xam sooxe nañ tamit si ay plan sooxe nañ tamit si idéologie de départ pour mën a jël Afrique mu décoller. kon donc ñii amatuñ yaakaar boo xam ne que ñoom mën nañ ñu jëlee si luñ d'accord liñ nekk. d'accord jërëjëf Djibi Diop mbokk yi seen jotaay rek di wéy noo ko jàngatee saa su ne nii la ñuy doxee rek ci mboolem actualité ci politique ak fépp lépp lu mënta doona te mu soxal Sénégal rek dañ ko wéyal fii nga xamante ni si jàmm ji info monsieur Djibi Diop rek di leen fàkk rek moom la ñu dara rek di bokk rek ci FPRS ànd liggéey nag nekk ci Front pour la République du Sénégal yaakaar naa mooy suñu gan. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.